bismillahi rahmaani rahim aouzu billahi mina seytaani rajim laa xawla wala quwata illa billahi aliyul azim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu ala seydina limaamu alayhi salaatu wasalaam ginnaaw bi nu ubbee ko suturu yàlla subhaanahu wa taala nu ngi musu seytaane di ñaan yàlla bu baax yàlla nu ko yàlla tënkal ba du man dara si ñun ni ñaan yàlla moo nu gën a xam ne ni julee si yonente yàlla na ko julee si bàyyi lay ak njabootam di ñaanal sunu xalifa seydina mouhamadul muxtaar ibnu seydina mandione ibnu seydina limaamu mu yàgg fi lool te àndax wér ak njabootu bàyyi laay gi yëpp di nuyu mbooleem kilifa diine yi si lislaam bi yëpp di nuyu bépp kilifa boo xam ne yaa ngi si Yoff yaakaar naa ne tey boo leen déggee suñu kàddu muy waa vision 129 ma nekk président commission organisation bu vision 129 bu nu toogee nag dafa am lu nuy waajal di ko dëgmal mu jëm si loo xamante ni moom la àdduna bi yëpp di xaar muy wooteeb Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam muy appel bi vision 129 am si ay taxawaay yoo xamante ni wax sa dëgg na yàlla depuis 2007 ba tey 2007 la ñu tàmbali su suñuy programme yoo xam ne bu appel daan ñëw vision 129 dina si am taxawaay bu rëy bu ñu waxee programme boobu nag mu doon programme set setal boo xamante ni wax sa dëgg na yàlla Yoff képp koo xam ne yaa ngi fi yeewu bu appel di jot di nga dégg ne vision 129 noo ngi nettoyé dëkk bi ñu fas yéene nag woo julliti yàlla yëpp képp koo xam ne yaa ngi si biir Yoff nga doon ndombal borom ndombal tànk nga xam ne ay association mu ngi si dëkk bi ay yi si dëkk bi yëpp doon leen fas yéene woo si lii nga xamante ni mooy wooteef Seydina Limaamu bi lii nii préparé muy sesetal bi incha allahu rabbi programme sesetal boobu nag moom leen bëgg jàllale buñ si jàllale nag jàppaleen di waa Yoff gi yëpp ak képp koo xam ne yaa ngi nii seetaan rek noo ngi lay invité si programme boobu programme bi nan lay déroulé incha allahu rabbi si kantanu yàlla le 5 bii muy samedi incha allahu rabbi la ñuy tàmbali fële sa bayaalab jàmmalaay ba incha allahu rabbi di ñaan yàlla boog waa Yoff gi yëpp incha allahu rabbi ni ñëw fekkeel na sunu sesetal boobu noonu ndaxte suñuy kilifa lañ si àndal ak suñuy sëriñ ak suñuy wayjur ak mbooleem julliti yàlla yëpp noo ngi leen di woo si bis boobu noonu le 5 bii incha allahu rabbi moom la ñuy nekk jàmmalaay ba le 11 incha allahu rabbi parce que jàmmalaay dañu ko fas ne lay te bu nu koy lay mën nañ wax ne une semaine lañ fay def bu nu fa jugee ndem soob na yàlla le 12 ba le 18 février le 12 ba le 18 février noo ngi jëm Tongoor dañuy commencé jee sa taliba mooy rue ruelle yi nga xam ne moo nekk si Yoff yëpp incha allahu rabi bu nu jugee Tongoor dinañ wàcc tali nëngaañ bi wàcc tali nenaat bi tali daagu daan bi tali yi si Yoff gi yëpp fas yéene neen jaar foofu noonu nettoyé ko ba apexi bàyyi nu fen bépp quartier boo xam ne yaa ngi si dëkk bi incha allahu rabbi noo ngi ñaan yàlla mu may nu dugg si bismillahi rahmaani rahim génn si alhamdulilahi rabbi alamin baneen bi muy dernier weekend bi di le 19 au 20 février incha allahu rabbi boobu mooy kër xalifa bi ak i rakam incha allah dinañ dem Cambérène kon niñ koy doon defee at mu jot dinañ dem fële sa ngor sa xuntama incha allahu rabbi dem nettoyé ko vision 129 la jàppaleen ne képp koo xam ne yaa ngi yeewoo si Yoff noo ngi lay fas yéene woo si nettoyage bii nga xamante ni moom la ñu dëgmal nettoyage bi nag bu ñu koy def lenn rek moo ko waral mooy woote Seydina Limaamu bi mooy ndax Baay Laay dafa wax ne an nazaafatu minal iman mu ne set si jaamu yàlla la bokk te yaakaar naa ne Yoff dëkk la boo xam ne dëkkab set la ndax lébu ku ko xam ku ne rek xam nga ne lébu yi dañu civilisé te civilisé googu ni ñu tàggee ñun lébu yi moom la ñu fas yéene woon àdduna ba képp ku fiy ñëw boo duggee si dëkk bu Seydina Limaamu bii yaakaar naa ne di nga ne ah dugg naa si dëkk bu sell dugg naa si dëkk bu set lii moo nekkoon sunu appel bi nga xamante ni moom la ñuy def di ko woo ndaw ñëpp surtout sama mbokki jeunesse bi nañu xam ne bu nu kenn man si liggéey bi parce que tey bu Yoff setee ñun ñëpp la setal waaye bu Yoff ñaawee tamit ñun ñëpp la ñaawal kon nag jàppaleen ne maa ngi woo jigéen ñi ak góor ñi mag ñi ak ndaw ñi bàyyiwunu kenn képp koo xam ne association nga si biir dëkk bi wala AIC nga si biir dëkk bi wala borom ndombal tànk nga si biir dëkk bi ñoo ngi lay woo si liggéey boobu ñun ñëpp Yoff ni joxante loxo jàpp ngir defal dëkk bi incha allahu rabbi daal nañu xam ne programme bi dina commencé le 5 bi incha allahu rabbi sa jàmmalaay à 9h incha allahu rabbi dinañ tàmbali ndax weekend bi bu ñu koy tàmbali dañuy def weekend bi matinal bi la mais jour ouvrable yi dañuy jël à part de 3h wàcca ba ngoon te bu neexee yàlla noo ngi ñaan yàlla mi nga xamante ni mooy kantan ku ne yàlla nu yàlla may ni dugg si bismillahi rahmaani rahim génn si alhamdulilahi rabbi alamin di ñaan yàlla bu baax appel bii nu dëgmal yàlla na yàlla wàccee fi xéewal si biir Yoff ak biir Ndakaaru Njaay ba képp koo xam ne wax sa dëgg na yàlla di nga ami gan di nga am ab dal yàlla jox la loo xamante ni
incha allahu rabbi dina mën a teral say gan buñ fa jugee nag dernière semaine ba sa toppa incha allahu rabbi dina def social bi ndax Vision 129 ñëpp xamee nañ ko si def social boobu nag noo ngi ñaan yàlla képp koo xam ne war nga say jot incha allahu rabbi bu nu nettoyé dëkk ba pare dinañ tàmbali suñu social képp ku si war a jot ku ne noo ngi ñaan yàlla jotal nu def ba nga jote ka incha allahu rabbi di ñaan laa sunu xalifa mu yàgg fi lool ak njabootu Seydina Limaamu ak képp ku yeewoo si Yoff gi nag yàlla fi yàlla def jàmm appel bi yàlla def mu doon appel bu neex wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. rahmaani rahim auzu billahi mina sheytaani rajim laa xawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ñu ngi ubbakoo si turu yàlla damay conclure laay wax parce que président commission organisation wax na donc je parle en tant que vice-président de l'association Vision 129 di préciser rek que ne peut-être mbooloo mi bariwul mais au moment où je parle yeneen gars yi ñu ngi réunion juste à côté donc c'est bien à préciser que ne du dañ ñëwul ñu ngi réunion parce que délai yi moo ñu tànc donc amatuñu temps bu bari te ku gis le 5 xam ne c'est dans 2-3 jours donc amatuñu temps te lépp ñun ñoo ko war a organiser donc bu ñu toogee dañuy xaaj affaire yi ñi dañuy nekk côté bii ñi nekk côté bële donc noonu la demee di aussi préciser tuuti rek que ne ñi war a ñëw aussi si set setal bi surtout jigéen ñi ñëpp nañ sol lu correct mais jigéen ñi à la rawati nañ sol lu yiw bu ñuy ñëw si set setal bi parce que ku xam jàmmalaay xam ne bërëb bu sellal donc ñu ngi sàkku ku fay ñëw boo mënee sol lu yiw muuru aussi parce que set setal ne veut pas dire que booy ñëw lu la neex ngay sol kuy ñëw na nga sol lu set di préciser loolu di préciser waale aussi que ne denrées yi ñuy joxe c'est pas que appel bi rek lañ koy tàmm di joxe gis nañ ne événement yi jàll appel amul te wër nañ dëkk yi jox li ñu man ci suñu doole donc c'était à préciser que ne chaque année dañ koy def du caagi ne appel ba appel lañ koy def di dëggal li sëriñ bi wax que ne ñun ku ñu xam-xam ne dañuy dox ci lu mel noonu donc loolu laa bëggoon préciser di wax aussi que ne ñi nga xamante ne dañu am ay gravats seen kër wala aux alentours ñu fexe s'il te plaît ñu génne lépp tegal ñu ko ci mbedd mi parce que mënuñu jaar ci yenn gox war a retourner waat ak oto yi ak li mu ñuy coûter donc ñu ngi sàkku ci waa Yoff yëpp ak aux alentours ku ci am gravat boo xam ne da nga ko bëggoon génne te amoo noo ko def wala xamoo noo koy génne boo ñu ko mënee génneel ñun dinañ jaar jëlal la ko yow di bañ a guddal di wax di remercier aussi waa Média Info ci teewaay bi ñu fi teew aussi parce que ku ne xam ne tey bés bu xat la ci Sénégalais yëpp parce que ak événement bi am mais ñoom fexe nañ ba déplacé wu ñëw fi donc ñu ngi leen ciy remercier de passage di remercier ñëpp di wax ne ñu ngi doon wax ci turu Vision 129 yëpp